Sénégal set dal leen ak jàmm tey ñu am mbégte di dalal ci suñu jotaay bi Mame Gor Diazaka di artiste aussi waaye di yëngu ci wàllu politique sëñ Mame Gor ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay di nuyu képp koo xam ni yaa ngi xool Sénégal set. rawatina nag ñi nga xam ni ay soppay Mame Gor Diazaka lañ. donc képp koo xam ni daal yaa ngi suivre émission bi nga xam ne ñoo ngi koy def. ñu ngi lay ziare di la bége et puis di la baalu àq ci tabaski bi di la baalu àq. may préciser aussi ne conseiller municipal nga ginnaaw bi nga demee élection am ay baat aussi askan bi fal la def la conseiller municipal ca mairie bi Rufisque. yow askan bi di contrôler kon Rufisque parce que ñoo fi gagné. Quelques mois après ban bilan nga leen di tiireel am na ay amélioration wala. Man de gisaguma dara lu ñu fi def. dëgg neex yàlla bi ñu commencé léegi ça fait 5 mois. mais gisaguma daal en grosso modo. lu mag loo xam ne daal mun nañ ci teg loxo ni lii lañ fi changé. comprendre la parce que boo xoolee jamono yi la weesu am na coow lu ma fi amoon fii ci dëkk bi ñëpp di ko gis. ba ñu gis ma ci beneen facette moo wax ba saaga. ay nit. te tey boo xoolee à travers la presse maa ngi gis benn sénégalais boo xam ni mu ngi nekk Turquie dugg ci benn métro benn Turquie di ko attaqué naan kaan dem leen ngeen ñibbi seen dëkk te man keroog coow li ma amoon fii ay Turquie laa ko amaloon parce que mënuñu ñëw suñu dëkk ñu jox leen fi ay hectares ñoom ñu am sañ-sañu xëy suba teel ci extension bi nga xam ne sax dañ leen ko caay te jëlaguñ ko ay sénégalais di ko traversé ñu leen fi waru leen fi traversé parce que ñun ñoo ko moom ci suñu biir dëkk ba pare ñëw waa Biza di def centrale à béton dans un quartier te ñëpp xam nañ ni centrale à béton day reyaate mënoo ko def ci quartier nit ñi di noyyi poussière guddi ak bëccëg te loolu ba mu amee dem naa seeti leen à l'amiable waxtaan ak ñoom ñu dëgër bopp ñu def pétition quartier yi fi nekk yëpp def li nga xam ni moom mooy plainte au niveau de la gendarmerie de l'environnement ñu dem foofu yàlla dogal ñooñu topp enquête bi ba enquête bi jeex ñu xam ne enquête bi li ci nekk arrangé wu leen ñu dem loué ay nit yoo xam ne dëkkuñu ci gox bi indi leen ci gox bi pour ñooñu may leen ay saaku ceeb ak yooyu pour ñooñu wax ni ñoom dëkkuñu ci koñ bi lañ dëkk mais poussière bi dérangé wu leen donc loolu ça se fait pas ma génn di wax ak ñoom ay nervi ñëw di ma brutaliser moo indi woon coow loolu nga xam ni moo am te tey l'histoire m'a donné raison tey un sénégalais tey mu ngi nekk seen dëkk ñoom ànd ak njabootam dem dugg ci train di dem di dox ay soxlaam ñu koy bunduxatal naan kaan dëkkoo fi demal nga ñibbi seen dëkk loolu lañ fiy def ñoom ñu ñëw suñu dëkk suñu autorités yi ñàkk fayda jox leen amuñu benn këyit bu mën a firnde ni ñoom am nañu këyit ñu nekk fii di buumi tey yaa ngi ñëw di ma interviewé mais fi may interviewé man maay seen voisin direct sama kër ak ñoom matul 30 mètres c'est pas normal un central à béton ci àll la war a nekk mais warul nekk dans un quartier donc man li ma doon xeex mbiru santé publique la yow da ngay nekk sénégalais nga koy xeex ab étranger ñëw sa dëkk bëgg la fa ëpp doole te loolu du loo xam ni ñun lu ñuy seetaan la parce que man bien vrai que ni mouvance présidentielle la àndal mais su ma gisee loo xam ne doxul ci dëkk dama koy kaas rawatina nag les autorités locaux yi nga xam ne ñoo fi nekk muy les maires le préfet parce que préfet yi fi nekk nii yëpp dañ leen fi affecté dëkkuñu fi ku fi préfet bu ñëw 2 ans ngay def 3 ans maximum nga dem sa yoon donc ñoom dañu war a taxawal askan bi xeexal askan bi li askan bi di kaas ñu dindi ko mais boobu ba léegi ñu ngi xaar gain de cause préfet bi ñëw na fi gouverneur yebal na ko fi mais jusqu'à présent gisuñu dara sottiwul tey nag président bu perte Tëngéej na jàpp ni lii muy waa Biza béton lii ñu fiy def nii ci la bokk parce que tey jii ñiy contrôler dëkk bi ay maire lañ yoo xam ne ànduñoo ak état te tey lépp lu ñu mën a def pour état daanu dañ koy def du ñu mës a joxe décision boo xam ni dafay dindi ñii donc nag le ministre de l'environnement est interpellé muy monsieur Abdou Karim Sall dañu bëgg mu joxe décision Biza béton bi ñu tëj ko parce que nit ñaa ngi fi am pneumonie ñi am tuberculose ñi am problème mu poumon ñi am problème mu asthme ñii di bori seen bakkan yi di génne deret ñu ñëw fii di naan deretu Sénégalais te amuluñu Sénégal benn njëriñ loolu c'est pas normal man nag je suis conseil municipal boo xoolee suñu conseil municipal bii passé maa ko toj
parce que ba mu fa demee dafa am ay suuf yoo xam ni conseil municipal bi jeex daf ko joxoon ay nit ñi utiliser wuñ ko maire bu bees bi ñëw ni daf koy restituer da koy delloowaat Tëngéej bi ma jógee jël parole je suis le premier conseil bi nga xam ne maa njëkk a jël conseil si loolu laa wax ñëpp ci lañ ma topp ma xamal leen nii Tëngéej tey jii position bi mu taxawee ci Sénégal Tëngéej fait partie des premières communes du Sénégal tey Tëngéej mu ngi nekk entre Dakar ak Diamniadio Diamniadio nekk une nouvelle ville boo xam ne tey jii lépp lu rafet ñu ne Diamniadio Dakar c'est la capitale du Sénégal du ñu nangu ñun waa Tëngéej prédateurs étrangers yi jàppe Tëngéej atelier lañ ko jàppee ku bëgg a ubbi sa usine yor sa ay produits nocifs sa produit yoo xam ne day rayaate ak lu bon nga néew nga ni Tëngéej laa koy defee surtout nga ñëw def ko devant l'autoroute à péage fi nga xam ni ngelaw bi dugg biir Tëngéej yëpp fi lay jaaree c'est pas normal ñun bi ñu amee fu ñu dëkk demuñu Thiès demuñu Kaolack demuñu Mbour fii ñu juddoo yaroo fi màgge fi fii lañ ñëw tabax fi suñu ay kër dëkk fi donc l'État doit nous protéger les autorités yi nga xam ne ñoo fi nekk les maires et les préfets doit nous défendre doit nous protéger loolu mooy yoon. kon ci gàttal état bi bokk na ci ñu leen seetaan aussi. non man du ma ko weddi parce que le ministre bi nga xam ne moo yor environnement suma xarit la boobu ba léegi maa ngi koy woow di si waxtaan ak moom muy woo son directeur de l'environnement mais ba léegi amaguñu gain de cause. Abdou Karim Macky Sall nag la ñuy interpeller ak le ministre nañu jàppale ci lii nga xam ni Biza béton atelier du ñu nangu ñu def ko Tëngéej di rey Rufisquois yi amuñu benn këyit naar yi seen mbuusu xaalis rek lañu yor fu leen neex dugg te ay sénégalais ñu ngi nekk Turquie ñu leen di attaqué naan leen dem leen seen dëkk di leen xas ba pare ñëw suñu dëkk di buumi ay sénégalais di génn di traversé ñu naan leen doo leen fi jaar yow nan nga mën a juddoo sa dëkk yaroo sa dëkk màggee sa dëkk di traversé ñu naan leen doo fi jaar c'est pas normal donc nag loolu c'est des choses à dénoncer voilà. léegi ñu ñëw dugg ci campagne élection législative yi nga xam ne nii ubbi na commencé nga battre campagne wala fii ci. waaw ñun commencé nañ depuis avant-hier. tey jii ñi nga xam ni ñëpp ñoo bokk APR. ak ñi nga xam ni bokkuñu APR man allié laa. man j'ai mon mouvement. sama mouvement mooy déclic. moom laa demee woon élection. yàlla may ma 3 conseils. ma am 2 au nord jàll ville. donc nag tey allié laa. ci mouvance présidentielle yàlla dogal na ñi fi nekkoon ñëpp amoon ay jàppal bàyyil yàlla jubala leen ba commencé nañ di àndandoo di doxandoo di xàccendoo di dóorandoo pour gagner pour jox président majorité. may fàttali ne fii ci Rufisque dañ leen dañoo gagné woon Benno Bokk Yaakaar ci Rufisque Yewwi moo gagné woon. mais est-ce que élection moo gagné woon Benno waaw Yewwi moo gagné woon Benno. mais est-ce que du delloo buum ca boy ba. mais boobu maam góor ñëwul xam nga man tey jii je suis capitaine. xam nga man su ma ñëwee moom dañuy am ndam. man bi ñuy ñëw élection yële. ànduma woon ak waa APR. waaw ànduma woon ak Benno. dama defoon sama liste bopp dem. parce que dama jàpp ni mat naa sëkk. li ma doon pour war a mën a laaj Tëngéej pour defar ko parce que ñun ñu fi juddoo yaroo fi màgge fi xam yi nga xam ne moo metti Rufisquois yi ñun ñoo mën a ñëw taxaw te dëgg na yàlla am na ay waa Tëngéej yu bëri yoo xam ni am nañ ci man confiance ñoo ma porté tey ma mën a nekk conseil municipal am na nag ñu nekkoon ci dëkk bi ñoo xam ne dañoo wax Mame Goor est-ce que dina am benn voix boo xoolee politique bi ñu doon def ci biir campagne bi sax dañ daan xool bu ma demee benn kër di def porte à porte ñu photo ko ni Mame Goor amul nit di jéem a influencer nit ñi mais yàlla dogal na ni man xamoon naa ni est-ce que xam ne bu du woon sot bu metti boobu sax damay gagner mairie bi parce que man ñi fiy xëccoo Tëngéej ñëpp maa si le vrai fils de Rufisque Tëngéej laa juddoo ba toll ni ma toll nii mosuma fee sàcc mosuma fee fen mosuma fee wuruj mosuma fi def njubadi Tëngéej ñëpp a ma bëgg fii ñëpp a ma bëgg c'est ma ville Tëngéej rek laa am moom laay tiitaroo tey yàlla dogal na ni tasaaroo bi nga xam ni moo amoon ci Benno Bokk Yaakaar ak ses alliés peut-être loolu dalu leen tey ji ci législative yi mooy tey man boo calculer li ma am ci ay voix calculer Seydou Diouf li mu amoon ci ay voix calculer Albé calculer François calculer y a une presque dizaine de personnes yoo xam ne ñii 4000 ñii 3000 ba am na ko am 16000 voix ñoo ñëpp tey ji ñëw nañ jàpp di war a jàppale mouvance bi donc je pense que ni y a pas photo incha allah le 31 juillet Benno Bokk Yaakaar day gagné. mais Yewwi bu muy gagné Benno Bokk Yaakaar ci 1200 voix la ko gagné
mais aussi bu ñu fàtte ne wàllu Sénégal ak Yewwi dañoo am benn intercoalition ci département yi wàllu mu ngi amoon fii ci Rufisque 23 500 voix. xam nga moom bu amee 23 500 voix yooyu. soo jëlee ku ñuy wax Alioune Mar. il avait presque plus moom rek. Alioune Mar rek. am na presque 20 000 voix. 20 000 voix yooyu soo ko booleeg sama 3 000 boole ko 4 000 keneen boole ko 5 000 keneen presque defal 5 fois 4. 24 20 waaw. 5 fois 4. 20. 20. 5 fois 4 20 plus les 20 000 kii du 40 000. plus le waa Bennoo amoon. ku mu fi fekk da lay bale. Bennoo Bokk Yaakaar maa la ko wax day gagné Tëngéej. man du ma waxoon dañuy gagné. ci foofu daal ngeen ko wekk. non man dama jàpp ni dañuy gagné. dañuy gagné parce que positivement ak ni ñu ànd nii bu fekkee dynamique bi daggul. incha allah le 31 mais Macky Sall merewu leen parce que ni nga ko calculer nii yéen a gañaloo Benno Bokk yéen a perteloo Benno Bokk Yaakaar ci élection locale yi seen liste parallèle yi xam nga nit amoo lu dul sa dignité. man je suis un homme digne xam nga man chaque jour ma koy wax damay défendre Macky Sall lu bari. waaw mais ñu bëri dañ jàpp ne Macky Sall daf may jox xaalis. xam nga ñu bëri loolu lañ jàpp. te man Macky joxuma ñaar dërëm dama koy jàppale te yàlla tax parce que ma gis ni c'est un homme respecté ku yaru la ku bëgg Sénégal la ma koy jàppale. mais nag ginaaru kenn nenu ma. su ma gisee ni doxul wala lii nii waruma ànd ak ñoom du ma ànd ak ñoom moo tax ci législative yi. bi ma ci local yi bi ma gisee ni ay affaire xeebaateeg ay xeeb nit ak parce que bi ma nee candidat la ñu ma ne waaye maam góor artiste kii xam nga di la xeeb daal. dañuy jàppoon ni yow mënoo am dara quoi. ma wal leen nag sama diisaayu loxo. parce que li ma am ville kese. su ma leen ko joxoon ñoom ñooy gagné maire bi. man rek samay voix 1200 xam nga ñoom 1200 voix leen waaj rawe su ma leen joxoon 1266 yi ma am comme ñoom ñooy yor maire bi. donc ça veut dire que ni da ngay xeeb putantaan mu lakk sak daay. nit ki xeebaate dafa baaxul nit da nga koy respecté. jox ko cër bi ko yàlla jox soo ko delloo rek xam nga gis nga muus. soo ko dàqee dugal ko ci néeg dàq ko ba mu sës. day taxaw jàkkaarloog yow. noonu la mel donc nag arrogance boobu ñun moom la ñu gisoon ak xeebaate boobu moo tax ñu teg leen nële. demal suñu bopp aussi yow ministre de la république nga doon xëccoo la nga doon jonganteel ci biir Benno. waaw mais Ismaïla Madior Fall. waaw non mais xam nga xëccoo ma ak moom. moom moo nekk xam nga candidat. waaw kenn du ko tànnal nit. gars yi dañu war a dem primaire. bàyyi population bi tànn. mais président bu yeewoo du jour au lendemain tànn benn nit ni moom laa jiite Rufisque. mais am na ñoo xam ne duñ ci ànd. man d'accord ma. te ci kaw laa koy wax. parce que man du ma député du ma ministre man kenn joxuma salaire pour di ma freiner. li may wax man je suis un homme libre. muy opposition muy pouvoir amul kenn ku may neexal. parce que kenn joxuma dara. mais nag may xool fi ma neex. ma far foofu Macky Sall ma neex moom laa faral. mais faral ko nag taxul obligé wu ma pour lu mu bëgg rek loolu laa war a def. non man dama njool booy man gàtt ma bu nu ma siraas daalu nit. ñu des ci élection législative mais au niveau national par exemple gis nga force politique yi nga xam ne nii ñoo nekk en compétition Yewwi Askan Wi ci benn côté du côté de l'opposition Aar Sénégal ci beneen côté les serviteurs ak ñeneen ñi ak diisaayu loxo pour utiliser ce terme Yewwi Askan Wi ak. Yewwi association de malfaiteurs la. ah lu tax bàyyi arrêté Yewwi tuddul Yewwi association de malfaiteurs la. lu tax ay malfaiteurs ñoo fa nekk. ay soi-disant boog malfaiteur parce que ñi sàcc lañ leen jiiñ ñi rey nit lañ leen jiiñ ñi agression lañ jiiñ ñi ay ëmbalkat lañ lan lañ fi def si dëkk bi tekkiwuñu lan lañ fi def xam nga nit Sénégal rek ngay